Père Ndiouga maa ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyoo ko internet di 64 appui yëpp ñu dugg ci waxtaan bi. Xaadim maa ngi lay fay di la ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu àdduna bi yëpp di nuyu axlu làmb rawatina Sénégal gi nga xam ne fi lañ dëkk yàlla nattu nu ci muy làmb lépp lu ñuy laaj rek daanaka ci làmb lañ la koy laaj ndax yàlla nu si nattu nag bu la ko yàlla tegee da nga koy nangu rek. waaw di siyaar ni yëpp di leen bëggee. di bëggee axlu làmb yëpp mbër en activité yi maa ngi jël nuyoo bi teg ko ci loxo Gris Bordeaux. le président Assane Goura di Manga 2 maa ngi koy siyaar di ko nuyu. ko jox ko wàccuwaayam. Birase président CNC. Makhtar Ba directeur ministre des sports. nga xam ne yàqul dara. di ko baax di ko sënër di ko yaatu. ku ubbi buntam yëpp. waaw tëjalul kenn. mais ñaan Sénégal daal. ci weeru gàmm gi ñu nekk. jàngoro ji nga xam ne moo tënk tànk yi tënk xel yi. tënk xalaat yi yal na yàlla dàq ko fi jëlee ko fi. amiin bañ mën a del suñu activité. di nuyu ñëpp na di siyaat ñëpp rawatina nag écrit bi nga xam ne ci laa nekk. mu ngi Rock Énergie ma nekk fa superviseur nekk fa seen baay ñoom ñëpp. maa ngi di siyaat ñoom ñëpp ki ci gën a kawee ba ci ki gën a tuuti. bàyyiwuma kenn. di nuyu suma maire Moussa Sy di ko jox wàccuwaayam. macha allah am na solo. Père Ndiouga tey bi nga yëgee ñi Luc Nicolaï dafa def benn lettre déposé ko CNG pour reporter combat Modou Lo Ama Baldé bi nga yëgee nouvelle bi lan loo si jàngat lan nga si jàngat. bon njàngat mi si jàngat mooy ba mu ko war a def dafa yàgg parce que xale yi nekkuñu pour toog mag moom toogaay mais xale warul toog. xale dafa war a liggéey. dañu toll ci liggéey. kon lépp lu leen di yeexal rek man d'accord ma ci ànduma ci. lii mu def nii daf ko yeex a def. war na ko def bu yàgg combat bi war na féete boor ba kenn ku nekk làmb bi leneen waaw. kon report bi daf ko yéex a def nga gis. waaw man sama gis-gis daf ko yéex a def parce que combat bu taxawee lu ma 2 ans nga jékki-jékki tey doo ko ficelé bon. mais ficelé woon na ko parce que le 25 décembre la jàppoon. du ko ficelé waat ñaari ficelé mënut a am. même kon le 25 décembre bi kii wutoon. c'est pas confirmé wu ko kàddu la rek mais wóor la woon même bii aussi da nga dégg rek moo tax nga di ba laaj. waaw ni ñu ko déggee rek noonu lañ koy tontoo daal comprendre nga. waaw su fekkoon tey jii demoon na CNG régularisé ko. du ñëw na CNG régularisé waat na ko. comprendre nga. kon donc ni ñu déggee rek noonu la ñuy tontoo. de toute la façon bu fekkoon def na ko démb. waroon nañu bu dul woon jàngoro ji combat bi passé na. fekkoon def ko woon it. ni ñu ko doog a def yal na yàlla dimbali nu ba. def bi mu def. dara bañ ci yàqu ba booy bëree kenn ku ne dem seeti leneen quoi waaw. mais est-ce que yow tey mu defoon ko le 25 décembre nga ngeen bëri woon ko pare ci loolu gisoon na moo gënoon ci ñaari camp yëpp. mu defoon ko suba empêché wul ñaari mbër yi xëy na moom lay empêché moom it jur doomam. mooy jet suul mu ko ba mu koy ngéntee mais empêché wul ñaari mbër yi bu ko defoon suba ñaari mbër yi bëri kooku leer na ma. xëy na moom peut-être moom tu yóbbu ko foofu moo ko arrangé. mu yóbbu ko foofu kooku nag moom la concerné waaw. mais est-ce que tey avant muy jël décision toog na convoqué na leen waxtaan ci ak yéen. man li en personne gëj naa ko gis lu ma wax ci moom lu gëj naa ko gis damaa waxe sama bakkan ak sama sago waaw. kon CNG ngeen ko yëgee kii bi report comme ni nga ko déggee rek noonu laa ko déggee. nga ko déggee en vrai dire. mais est-ce que noonu la waroon demee est-ce que warul woon toog convoqué ñaari camp yëpp comme contrat la woon waxtaan ci ak yéen ci report bi soo ko. waaw bu fekkee réalité mooy réalité dëgg mooy dëgg noonu la waroon doxee mais nag dëgg moo fi xaw a raflé quoi gars yi leen soobee rek noonu la ñu assumé seen i mbir waaw. ki nga xam ne nag sikkim la gëstoo ko yóbbaale moom. day taxaw rek bu gars yi gëstoo man ak ñoom ci mouvement bi quoi. waaw. léegi est-ce que tey am na lu mel ne yàqal ci côté préparation ci côté entraînement ak côté finance parce que biram ñi moom nee na yàqul moom comme report ba dérangé wu leen est-ce que loolu nga gis. non dérangé wuñu ban façon dérangement sax la war a def gisuma ci dérangement lii dérangement bi kay mooy booy war a nu bëre wuñu xanaa ñu téye leen ba léegi rek xëy na peut-être mooy retard boobu daal mën naa ci gis ci loo xam ne bu fekkee mën naa ci lu may métti la wala lu may soof la loolu lay doon mais pour ñu avancer waat ko noonu kooku mu defuñu benn problème parce que li ci Modou yëg moom la ci Ama yëg rek quoi entraînement mënut a weesu entraînement préparé mënut a weesu préparé frais mënut a weesu frais ñoom ñaar même chose amu ci kenn koo xam ne am nga ci loo yëg te sa morom yëgu ko waaw. mais ñi di wax ay pare wu leen ak yooyu nag noo ko gisee.
parewu leen waxi nit ñi rek xam nga ki nga nekkalul. fanaanu leen. laaju la xalaat waxoo ko xalaat. boo taxawee naan parewul da nga wax sa sago ak sa bakkan rek. comprendre loolu nag mënu xaw a jafe wax dëgg quoi mënu xaw a jafe. mais Modou boo ko fëggoon tey ne ko suba mu bëre man xam naa ne dana bëre. ñun ñi nga xam ne jege nañ ko dana bëre waaw. loolu moom amuñ ci dañuy xel ñaar quoi. fi mu nekk ci lim nekk nii dal na seen xel bu baax. macha allah parce que ki nga xam ne li koy may saa yu xëyee ma nga ca. kooku bu dalul xel lan mooy dal xel. Modou entraînement moo ko may ci làmb. su bàyyi entraînement nekkatul mbër. mi ngi entraîné guddi ak bëccëg. mais kooku vraiment bu dalul xel. lan mooy dal xel. Modou every day mi ngi entraîné. every time mi ngi entraîné. musul noppalu lu mu xam na ne entraînement moo ko may. comprendre nga kon donc loolu moom am ñu leen luñ ko ci soññi parce que xam na qu'est-ce qui se passe. kon donc suñu xel dafay dal à tout moment ci moom. waaw mosu ñu toog suñu xel dalul ci moom waaw. léegi li ñuy giñ parce que amateur dañu am na ñu siy wax xamu amateur wala supporter sax ñu ciy wax ne promoteur bi dafa nekk ci côté bi loolu est-ce que loolu wax boobu du leen déranger tuuti. promoteur bi naka lay nekk ci côté promoteur bi génne xaalisam investir ko pour yaakaar ci dara Modou Lo jël ñaqam war a bëre pour yaakaar ci dara Ama Baldé ñu jël ñaqam teg ko ci géew bi pour yaakaar ci dara naka lay féeteeg ñun yooyu amul gars yi wax rek. ay ñooy wax li Nicolas day liggéey dafa jël 100 francs teg ko pour carte pour am 200 francs Modou Lo dafa jël dooleem pour mën ci am lu mu suturloo mook njabootam ak ko yaakaar. muy Ama Baldé la même chose kon donc diw moom la àndal yooyu nañu bàyyi yàq boobu amul. Modou liggéeyee ko tax a jóg dafay liggéey comprendre nga bëree ko ñor mbër la toll ci fu muy nekk promoteur toll fu ko nit naan nan ànd dem liggéey bis bu tollee foofu bu ko defee ñëpp daañu yëg ne def na ko kon Modou liggéey moo ko ñor ak bëre nan bàyyi wax yooyu day yàq waaw léegi Nicolas dafa jóg pour liggéey xaalisam la jël investir ko pour liggéey pour mu ànd ak Modou Lo qu'est-ce que ça veut dire pour mu ànd ak Modou Lo mënul nekk c'est impossible ànd ak Modou Lo liggéey ko tax a jóg mu ngi liggéey man loolu laa gëm quoi loolu laa yaakaar te loolu it laa gis quoi ba keroog may gis leneen nag lu tekki loolu mais vraiment man gisuma parce que tooguñu waxtaan ci mbër mi waxuma ko ligue waxuma ko staff bi waxtaane wuñ ko kon donc loolu bu ñu ma ko tegalee man du ma ko mën gëm ligue ni ko laay liggéeyee ko tax a jóg xaalisam la jël investir am lu mu ci yaakaar mbër mi dooleem la yaakaar muy Modou Ama Baldé de la même chose ñoom liggéey moom moo leen liyee mais du leneen waaw man loolu laa gis daal loolu laa gëm it waaw te depuis combat bi taxaw ba léegi boo amoon message boo lancé par rapport ak ni mu organisé combat bi ban message lay doon comme quoi comme manque de communication parce que ñu ngi wax manque de communication même ci combat bi ni mu ko organisé baaxul dafa mel ni mënatu ko yooyu yëpp waaw xam nga ki ko man ak ki ko mënul kooku man du ma ci sori parce que tax du ma ci sori mooy fekkoon ligue dafa nekkoon suma loxo balaa jóg na maa ngi jóg buy def na maa ngi def danaa xam mën na wala mënul mais ki nga fanaan ne loolu xamoo si moom dara lu dul ligue na nga def mun lañ juga na nga def ou bien ngeen di déggante loolu rek moom moo nekk seen diggante mën na wala mënul doo ci xaw a sori mais lu du def façon ginnaaw jàpp na date régulariser na ko CNG na ko respecté seere ko booy dem liggéey dara yàggul 6 mois ak 2 mois ñoo yem daanaka dara yàggul heure yi xaaru kenn jour yi xaaru kenn mois yi xaaru kenn kon na booy dem liggéey te xam ne bu ñu la lu la bopp bi romb gennam weesu na la man loolu am ci ma leen di conseiller ndax mën na ko wala mënu ko nag bon loolu ci kanam lay leer doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi xib seen bët di xool di ubbi seen nopp di déglu waaw. kon daal li si kanam rawul bët. ci côté boobu rawul bët. waxu si benn mbër mais nag ñoom ay léttu temps lañu quoi ñoom dépassé nañu. fu ñuy toogee di xalaat fan lañu war a compétir wala ñu war a compétir ndax bu ñu compétir danañ ko am wala duñ ko am. ndax comme bu ñu compétir daañu ko ñàkk wala duñ ko ñàkk. comprendre nga ñàkk gëj a compétir nag mën na réeral mbër mais na ñoom vraiment dépassé nañ foofu romb nañ foofu quoi ñoom romb nañ foofu. dootuñu mbër yooyu quoi mbër mu ndaw bi moo war a di compétir à tout moment ñàkk nga compétir nekkatoo mbër. mais classe ay modo consort googu moom toog 1 an compétir uñu wala ñu toog 2 ans compétir uñu loolu yëngalu seen mentalité parce que fees nañ dell ci li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg ci sport ci làmb dépassé nañ foofu waaw. mais côté boobu CNG waru ci am beneen taxawaay mbëri nga xam ne dañuy signé contrat combat bi jëm 2 ans 3 ans ñu soo ko bëri. c'est pas normal du dëgg du yoon combat bu tuddee 2 ans combat bu yàggee ba yàgg bu fekkee yàgg na ba yàgg. wartu feesu 6 mois. bu yàggee ba yàgg. mais combat 1 an 2 ans gars yi dañu ko war a xeex mu jóge fi. c'est pas normal tegul ci yoon
mbër mi aussi bala ngaa promoteur bi aussi bala ngaa déclarer man jàpp naa jour na fekk yow loolu réglé nga ko ba pare CNG ba pare mu leer na la réglé nga lii date bii boo ko ñàkkee mbër yi dafa am feneen fu ñu war a taxawee mais jàpp mbër di leen duut suba ak ngoon tey nga ne suba 2 heures nga ne gannaaw suba c'est pas normal nañ bàyyi yooyu mbër yi nañ nekk nit bu nekku nit ñu respecté seen stage yu nekkal leen nit mais jël mbër tay la ko pendant 2 ans wala 3 ans ci benn avance kooku du dëgg du yoon kooku avancé wu làmb doxalul làmb kooku day rey mbër dañ bàyyi loolu man d'accord ma si loolu en vrai dire. d'accord si loolu. non. macha allah am na solo Pendiouk ñu bàyyi la nga tàggoo. waa tàggoo bi mooy tàggoo bu dul tàggoo. di santaat yàlla rek di julliwaat ci Seydina Muhammad ak weeru wu tedd wi yàlla tombale nu ci. yàlla nañ ko fekk ay weer. maa ngi sant àdduna bi yëpp. di sant Sénégal gii ma dëkk. di sant axlu làmb yi nga xam ne ñoom laa seqal làmb. di sant sama soxna ak samay doom. di ñaanal sëñ Modou Kara Mbacké mu gudd fan te wér. ndax sëñ Modou Kara kat man dañ ma invité télévision ma fàtte sama téléphone ci oto. mu dégg annonce bi. joxewul turam mais message la def. ne Moustapha Guèye neel njuga dinaa ko jot téléphone bu gën téléphone am gën koo seer. jënd téléphone bu gën sama téléphone gën koo seer. téléphone bi jot naa ci ak sama loxo. dama noonu sax duma ko wax ci ay site wala téléphone wala ay télévision. toog ak moom ma doy te maa ngi trahir nu ma toogee ak moom. sëñ Modou daal maa ngi koy sant di ko gërëm te di ko ñaanal Mbàkke Balla. li mu séentu ci dundam. ak yoonu maamam. ak mébétam. yàlla na ko yàlla defal nu mu ko gën a yombee. yaakaar bi taalibe am ci moom ba ànd ak moom ñu jaral ko lu ne. yàlla bu yaakaar boobu tas Mbàkke yàlla nañ ko fekk ci yow barke Seydina Muhammad loolu am laa amoon lu ma doon tàggoo wasalaam. macha allah merci Pendiouk. waaw.